affaire réseaux sociaux yi moo ma gënoon a inquiété donc moo taxoon ma relance ko si sànq. parce que li ñuy wax rek jouru dimanche bi si boppam dimanche si ngoon si. Bon jot naa pas mal de messages yoo xamante ne dañoo photo weer bi envoyé ko. ci dimanche bi ci jamono bi commission bi toogee ne weer bi ñoom feeñul mardi la ñuy woor dimanche boobu noonu. jot nañ donc yéen est-ce que jotul comme par exemple commission bi nee nga commission Mourchid Iyane Thiam la moom moo ko créé donc loolu mënu leen ci sori. mais est-ce que jotul tamit yéen ngeen jël réseaux sociaux yi bokk def ko outil de communication boo xamante ne di ngeen fa gën a mën a jàllale li ngeen bëgg askan wi xam ko. waaw man defe naa ni bu ñu waxee tamit may nañ ko benn temps d'antenne RTS temps d'antenne boobu xëy na jamaatu Ibadou Rahman amu ko mais réseaux sociaux yi ñu ngi fi. waaw xam nga jamaa bi am na site. mais site boobu est-ce que ñëpp xam nañ ko tamit oustaz. waaw loolu xam nga ñu mel ni yéen mën nañu participer ci mu gën a siiw. c'est que xam nga problème bi oustaz dagguma la foofu. problème mu jamaatu Ibadou Rahman mooy. problème genre du ngeen waaw bon problème laa xam ne tuddee naa ko sax c'est que da ngeen néew lu ngeen di communiquer. wala genre du ngeen génn wax fi nit ñi di seetaanee. ndax ñële da ngeen ñu dégg ba pare télévision nationale. waaw te léeg-léeg sax dañuy xalaat sax da ngay dégg xëy na brouhaha bii am lii ngay dégg ñu Ibadou yi war nañu démb. wala Ibadou yi ñoom màkk la ñu àndal. xam nga Sénégal yi. rumeur dañ ci sawar lool. waaw loolu am na. même les réseaux sociaux. parfois nga gis ñu indi benn image boo xam ne wóor na ne du ren du daaw bu yàgg la ñu. loolu yëpp am na ci xam nga actualisé ngeen xam ngeen ci ay mbir yoo xam ne si walal boog page internet bi ni waaw dinaa ci ñëw xam nga ma yaakaar ni sànq li ma doon wax xam nga am na lu may junj nga dagg ma mooy sénégalais yi recherche ci boppam dañ ko tayal il y a paresse intellectuelle man ci laa bokk Sénégal su ma koy wax man ci laa bokk su ma sañoon kenn du leen gën mais gëstu duñ ko def même les journalistes da ngay gis ku toog fële ci bureau bind benn article boo xam ni mënoon naa ñëw ci benn Cheikh Tidiane en tant que responsable ci GIR mu jox ko suffisamment d'information mais du ko def day toog ci ruqam di wax loo xam ni wóoru ko mbaa boog muy ay information yoo xam ni yàgg na xam nga sànq maa ngi lay wax 2011 10e congrès rek la fa nekk ci réforme ci biir jamaat Ibadou Rahman ngeen xamul nu mu toll autonomiser nañ sax ay organisation yoo xam ni mouvement intégré la ñu woon ñu autonomiser yooyu yëpp xew na ci ma defe ni aussi information nit ki war na ko mën a jëli fu ne en tant que journaliste yow yaa war a chercher say sources d'information mais toog un journaliste man damay rusloo man journalisme laa jàng d'abord avant may nekk inspecteur de l'éducation daf may rusloo un journaliste taxaw di wax ni jamaat Ibadou Rahman comme ça ba pare fekk ñeneen lay viser ñaata yoon la ñu gis ñoo xam ne julli nañ fii fekk ñun bokkuñu ca ñu ne waa jamaat Ibadou Rahman te yàlla xam ne luy tere yow nga jokkoo ak amir ba wala kii na te xam nga loolu xam nga yow bi nga ma soxlaa jot nga sama numéro. Oustaz ma wax la benn affaire tey li am Sénégal. mais weddi dañ koo baax xam nga ñun. waaw non du weddi Oustaz léeg-léeg dindi tuuma du weddi de dafa bokk ci sa responsabilité leeral la. non waxuma la leeral sax nag Oustaz. gis nga des fois yow yaa ma gën a jàng sax waaye ku nekk xam na ne fegal sa morom bàkkaar kooku dafay joxe yiw. waaw dëgg la dafay dugg ci cadre boobu. fegal sa morom bàkkaar mais dëgg la gis nga boo toppee li nit ñi wax yëpp yéen journaliste yi li ñuy wax yëpp. Oustaz lan mooy journaliste moom léegi dafa bëri définition. boo ko toppee dootoo liggéey xam nga li ma la wax. weddi doo ngay def te loolu taxul jóg GIR. mais Oustaz sànq Amina lu mu wax war ngeen si tenir compte. may ma daaneel communication bi dafa manqué waaw tamit. dëgg la loolu moom dama koy reconnaître manqué na vraiment. mais ñun dinañu créer des cadres. waaw yoo xam ni parfois ku fa ñëw di nga xam ni lii mooy GIR. xam nga il y a 7 ans bi mooy 8e année ñu ngi organiser une benn séance ndogu boo xam ne ñu ngi koy defee fii Radisson. nit ñi ñu ngi ciy ñëw ministre sax d'État ñëw na fa. Mahmoud Saleh ñëw na fa ki yoroon promotion de la bonne gouvernance
muy Latif Coulibaly ay jamono. Latif Coulibaly. ak ñeneen teew nañu fa plus nag ay universitaires ñu nga fa Aline Sow ancien ministre. am na bokk ñun woo nañ ko mu animé sax nag le journaliste bu TFM ki nu mu tuddati tam berkiyam léegi IFM la yor. Didier Boubs wala Khalifa Diakhaté. déedéet journaliste laa wax. Mamoudou Ibra Kane animé na un débat ci ñun. ki mel ni kii Diakhaté. Khalifa le Diakhaté sociologue non. Djibi Diakhaté. Djibi Diakhaté invité nañ ko fi Moustapha Sy Djamil et cetera et les associations islamiques ñu ngi ci 7e édition ren moo war a nekk 8e édition yooyu yëpp pour lan la ubbeeku ci nit ñi. am na Alioune Sow am na émission boo xam ni presque modèle la cité Jamaat Ibadou Rahman ci ay liggéeyam parce que teew na ci loolu xam na. mooy yi Ourey Thiam Préra doon coordonné wala. non Ourey Thiam mu ngi ci RIS. waaye l'Assemblée islamique du Sénégal am nañu de bonnes relations mais bokkul ak GIR mooy Jamaat Ibadou Rahman kon yooyu yëpp ay tentatives création de site tamit ci cadre boobu lay dugg. mais ci ñun au niveau des sections et tout am na ay groupe WhatsApp yoo xam dañ ko créer même au niveau des dirigeants am na lu ñuy tuddee Imara Sen c'est-à-dire Imara l'instance dirigeante plus ce secrétaire exécutif national foofu parce que ñaar ñooñu mënuñoo ñàkk kii mooy concevoir kii mooy exécuter ak yeneen mais au niveau des sections boo demee di nga gis Pikine Yëmbal am na groupe moo tax ñun information yi ñuy am rapidement dina jàll. xam nga Oustaz kon yaa ngi rejoindre li la Abi wax sànq ne la est-ce que du ngeen jël réseaux sociaux def ko seen outil xëy na bon elle a dit outil mais mën na bañ a nekk outil mais nekk canal d'information. maanaam ngeen am deux xëy na ñële am nañu temps d'antenne ci télévision nationale. mais yéen fi ngeen nekk foofoo gën a gaaw. l'information passe à la minute. xam nga man information yi may amee ci groupe yooyu. moom lay yóbbu ci sama ndijaay sama rak sama mag waaye xam nga information noonu la boo ko jotee yow ci source yu wóor mën nga ko jàllale foo xam ni ndax nekkul sax ci cadre groupe bi xam nga li ma lay wax bu baax a baax kon ma defee ni ñu ngi ciy góorgóorlu c'est vrai insuffisance am na matul mais quand même jàpp nañ ni lu ñu benn déficit bu ñu war a combler la mais nag weddi moom gëmunu daan nañ ko def benn waay déclaré na fii am problème ak i Baye Fall ñun amuñu problème ak tariqa yi. Jamaat Ibadou Rahman amul problème ak i tariqa attaqué wul tariqa loolu kilifa yi xam nañ ko. benn waay am na fi problème ak Baye Fall yi mais rajo yi commencé di wax naan les ibaadu keroog dañoo jël leen ñun du ñun. xam nga kon fegal ngeen ko mais amati na fi aussi bi muy waaj a am fii benn waay bind article bu mag mu ngi ko def ci dama xamatul journal bi lanati la GIR dem na ba toog réunir pour tontu ko man maa préparé woon sax tontu bi ñu toogee dañoo décider ni buñ ko tontu parce que kii tur xam nga ñun aussi li suñ force mooy dañuy waxtaan ak a diisoo ñu ne kii tur lay wut dañ koy defal publicité gratuite c'est pas la peine black out ñu bàyyi noonu kon ñun ñooy xool opportunité tontu. bu dee lu garaaw nag dëgg-dëgg dinañ ci tontu est-ce que du indi lënt ci xelu askan wi. parce que kii wax moom mooy sangu ki tontuwul de. waaw xam nga bon tontu yaay seet opportunité bi rek léeg-léeg nga xam ne am koo xam boo ko tontoo yow da nga koy yokk buzz nga koy créer te it au lieu muy limité wu mais da ngay yokk information moom. li mu wax loolu yëpp ay experts ñooy toog xool ko. mais am na loo xam ne su tollee benn niveau bi par exemple lu mel ni Mamoudou Ibra Kane occasion bi ñu ko invité woon waxtaan nañ ci ni ñuy traité ñun ñoo leen reproché ci ni ngeen di traité ci wàllu GIR ñu ne ñun lu ñu déggati kii dinañ leen woo loolu rek la nag xam nga ci côté boobu loolu suñ ko réussir avec les télévisions yi fi nekk ak i rajo je crois que beneen yoon ñun on est ouvert saa yoo ubbee YouTube bi boo bindee Abdoulaye Lam docteur Abdoulaye Lam moo dirigé Jamaat Ibadou Rahman di nga fa gis fu muy intervenir. mais Oustaz waa commission nationale bi ni ñu def ba am temps d'antenne RTS est-ce que yéen tamit comme télévision yi bëri na les privés sont là est-ce que tamit dem ngeen jéem a uti ji benn privé boo xamante ne dina leen mën a gunge ci wàllu boobu. waaw defe naa ni loolu war na mën a nekk ñu chercher ay partenariat ci cadre boobu suñu xewlee nag vraiment ñun dinañu dafa jeex
dinañu invité non, presse bi et tout nee na ñoo ngi nii pour que ñun ñu nekk seen ay collaborateurs nekk seen chaîne. macha allah loolu moom dañ ciy kontaan te déjà commencé na. dinañ leen invité incha allah ci ndogu Radisson bi ren. bëgg nañ ko def. su fekkee ne fommul wala dara. dinañ leen invité su ñu amee seeni contact ngeen ñëw fekke la fay am. souvent un débat bu intéressant lañ fay yóbbu. cohésion sociale traité nañ ko fa. transparence éthique. kii Mamadou Mbodj bi gaañu yàlla na ko yàlla yërëm. am na boo xam ni moo njëkk a sax traité loolu ak ñun. plus nag ñun suñu touche bi nga xam ne am nañ ko dinañ ko ci boole. mais noonu lay demee souvent. Jamaat Ibadou Rahman c'est une organisation ouverte. boo xam ni ñëpp lay tàllal loxo. Oustaz waaye dafa nag ma leer noonu c'est que nag yéen. da ngeen xaw a métti trop ba. mais xool ma ndax métti naa man mii ndax métti waaw naa moo ngeen war a génn wane lii. dégg dafa am solo. nee na diine kekk la ci waxin nen du ci bonde maanaam boo teengalee ci diine dana la not xam nga yan boo xam doo ko yennee ku mukk da nga ci yanuloo àttan kon l'islam orientation prophétique moo wax loolu mais man diine ji sañu ma cee créé lu ci bokkul sañu ma cee araamal loo xam daa dagan mbaa ma dagana ci loolu xam ne ban sañ-sañ laa ci am sañu ma cee tëral ay loi ki nangam yoo xam ni wute na ak loolu kon nag diine ji ñun yéene lañ mën a am nekk ci di dox di góorgóorlu lu ñu mën def bu ñu demee ba tële xam ni fii lañ mën a yem te xam ni ëllëg ñeneen dinañ ñëw gàddu drapeau bi. ñu leen di jaajëfal. jërëjëf man maa leen di balaa muy kii rek mu fàttali site internet bu Jamaatu Ibadou Rahman pour internet yi nga xamante ne ñooy seetaan. waaw site bi mooy gironline.org gironline.org. ok kooku mooy site bi. mooy www.gironline.org. ok waaw noonu la. aywa Oustaz Falène bi xam naa nag. kontaan naa yow da nga ni da ngaa xiif sax nag. yow yaa xiif ndax Falène nga. Falène moom xam nañ ne ñemewul koor xam naa dañ lay bàyyi nga dem dallu jërë ñu ngi lay jaajëfal bu baax ci waxtaan beeg leeral yi am na solo. di leen jaajëfal yéen tamit mbokku internet yi doon seetaan émission bi ci enquête 221 nii nag lañ ko nar a jàppoo ba koor gi jeex Abi Gaye ak Aminata Paye Amina dañ lay bàyyi yow it nga tàggoo. waaw ñuy jaajëfal Oustaz Cheikh Tidiane Fall bu Jamaatu Ibadou Rahman di am mbégte mu rëy di wax ni tamit xëy na am nañu kontaan ci dalal leen ndax lii daf ñuy permettre ñu xam li mu wax ni ñoom ñu ubbeeku lañu. ndax moom firnde la si oyofal nañu woote bi ak gise beeg daje beeg waxtaan bi ñu leen di jaajëfal bu baax di leen ndokkeel aussi si weeru koor bi wante abi du ma jeexal te jaale wuñu sénégalais yi. ci kilifa gi nga xam ne moom moo génn àdduna muy Serigne Cheikh Béthio Thioune ñu koy jaale waa Cantakun yi di ko jaale Sénégal yëpp. ni nga ko waxee Amina rek donc ndax ku ne Cheikh Béthio rek ne Serigne Saliou ñu fàttali sax ne Cheikh Béthio mooy ki nga xamante ne moom la Serigne Saliou njëkk a seexal te tamit ñu ne mooy cheikh bu mujj ci kii di Cheikh Ahmadou Bamba donc am na solo ñu dellu siwaat ci moom dundam ak li nga xamante ne jot na koo def fii ci Sénégal. voilà ñu leen di dig daje ëllëg ci 21h incha allah ci seen émission jotaay ci koor fii ci enquête 221.com.